ñëpp sant nag waa Kaolack yëpp ak waa Kobatooki ak région de Kaolack ak département de Kaolack yëpp maa ngi sant bu baax a baax a baax parce que lii tey président ñu ngi lay nuyu audio bi tey ñu ngi lay nuyu DG ñu ngi lay nuyu di nuyu Baba Ndiaye di nuyu ñag sa délégation bi nga àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu Kona di nuyu Pape Mbaye bu baax a baax di nuyu waa Kobatooki yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Kaolack parce que tey dafa nekk loo xam ne tey suñu fierté la tey dañu kontaan tey ci yow baax a baax a baax parce que monsieur directeur ñun gis nañu bi nga ñëwee ba léegi gis nañu nga taxaw Kaolack parce que drapeau de l'État bu ñu ko organisé Kaolack équipe bu Kaolack bi gis nañ li nga jàpp ci équipe bu Kaolack bi gis nañu jàpp itam ci CNG Kaolack bon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di sant bu baax a baax di la wax nag ne ñun waa Kaolack ñu ngi ni tey fukki écurie ak ñaar moo nekk Kaolack to yaakaar ñu leen budul Kaolack ay xale yoo xam ne ay doomi Kaolack lañu amuñu leen bu ñu def budul lamb léegi nag yàlla ñëw na ñëw nga ñu ngi koy jël écrit yi teg ko sa loxo ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw suba parce que tey amuñu kenn budul yow te écrit yi tey xale yi vraiment sonn nañu parce que bari lañu yaakaar te amuñu ku leen jàppale léegi nag lii leen teg mooy dimbali ñu ngir yàlla xale yaa ngi sa loxo boo yéegee tey yàlla def nga gagné conseil départemental bi xale yaa ngi sa loxo ñu ngi lay ñaan nga jàppale xale yi jàppale équipe yu baax a baax parce que xale yi amuñu leen budul yéen la ñu am Kaolack la ñu amuñu leen budul Kaolack te Kaolack yéen a mën a defar Kaolack te ñun yaakaar ne budul Kaolack boo tax xale yaa ngi sa loxo écurie yaa ngi sa loxo fukki écurie ak ñeenti moo fi nekk Kaolack loolu ñu ngi sa loxo kontaan nañ ci yow bu baax a baax kontaan nañu ci jàppanal Pape Mbaye ñooy kontaan ci yow yàlla may jàmm parce que gis nañu li nga defar xale yi Pape Mbaye yaa ngi ni jël sa ay millions jox xale yi am lu ñu jàpp ku ci bëre tey boo am ndam mbaa nga añaka am ndam tey loo am sa kër bàyyi nga ko yóbbu mu ne création de emploi bon Pape Mbaye mënu la fay yàlla fay Pape Mbaye kontaan nañu bu baax a baax merci. voilà merci Adjouma Diouf léegi dañuy jox président Ndiapndal production Vieux Sakho Amadou Diallo ñu ngi lay nuyu attaque j'attaque je cogne et je gagne di nuyu Baba Ndiaye vieux. L'homme qui travaille du matin au soir, c'est Amadou Diallo. Il est derrière toujours Baba Ndiaye et Mamadou Ndiaye Rahma. Il ne décourage jamais, oubliera jamais. waa asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp président ñu ngi lay nuyu yaag sa délégation bu rafet bi nga àndal ku ne xam na ne Kobatooki tey ay kilifa dong la dajale la preuve en est que ñii nga àndal nii ñëpp ay kilifa lañ di wax ne nag yéen waa Kobatooki yéen da ngeen bëgg lu yomb Pape Demba du Pape Demba Kobatooki dong Pape Demba Kaolack la Kaolack ak Sénégal ñun ñëpp a bokk Pape Demba bi tey di wax ne kii fierté wu Sénégal la kon donc ñun ñëpp a ko bokk ak yéen dañ koy séddoog yéen man waa Passoir man maa leen ci ëppale fuuf comprendre nga di wax ne nag moom ku bëgg sport la di wax ne ku bëgg sport la parce que dañoo ñëw këram man mii maa toogoon saalam jox ko devis bu saf-sap foogoon naa sax du ko jël mais ba mu ko xoolee mu ne jël naa ko parce que sport moo ma ñor jàppale jeunesse bi moo ma ñor kon donc kii fierté wu dëkk bi la nañ ko ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy Kaolack développé sport développé wasalaam. merci président Vieux Sakho léegi dañuy jox Amadou Diallo attaque. asalaamaaleykum waa Kaolack asalaamaaleykum waa Kobatooki xam ngeen ne ñun tey fépp fu président PDG directeur Senelec ak Baba Ndiaye nekk fu ñu taxaw ñun suñu taxawaay dafay rafet parce que ay jeunes lañ nekk doomu Kaolack te soxlawuñ lu mooy Kaolack développé te xam ngeen ne Kaolack dafa défier képp kuy doomu Kaolack parce que dafa tardé ci développement donc li mu soxla instant bi mooy les jeunes de Kaolack ñu ñëw développé ko maa ngi nag sant tey ñi nga xam ne ñoo yor sport bi parce que sport xam ngeen ne mooy dundal Sénégal mooy dundal Kaolack lii nag nekk na fierté boo xam ne nii wax dëgg yàlla biñ ko yégee rek dañoo taal suñu oto ne dañuy ñëw fekkee ko bu ko defee lépp lu si war incha allah rabi ñu dëggal suñu di suñu participation wasalaam. jërëjëf sëriñ bi li nga wax mooy dëgg Pape Demba yéen moomu leen ko man commune Mbadakhoune laa jógee ma ñëw fekk fi ñetti mbër yoo xam ne Mbadakhoune la jógee te Pape Demba jour bi soxla nañ ñetti kaar parce que Ndoundour sama doom la may denc yaayam Ngor Mbuleem la dëkk beneen mbër bi Mbuleem la suñuy mbër lañ donc bëgg nañ wan waa Kaolack ñun def commune Mbadakhoune parce que gars yi moomatuñ la li ma fi andi nag mooy sant Aljuma Diouf maa ko doon defal ay drapeau maa ne ko nag sëñ bi drapeau bi du drapeau ba ma doon defar
dama yegg si fii mu xas ma na yaay traité ma ne ko waaw baax na parce que kilifa lay defal drapeau Baba Ndiaye dama koy remercier bu ma kaw la xamee ci communication ak visuel Baba Ndiaye Baba yéen ñaar fa ngeen jëm jàmm rek a fa am seytaane amu fa place drapeau bi gëj naa ko liggéey depuis Petit Mbay parce que man ABCD international la nekkoon ñu ngi lay gërëm di la sant gis nañ sa taxawaay ci réew mi te yàlla na ndombo tànk yi yokku ku wax amiin yàlla nga fekkee déwén. non xaaral. waaw ndànk rek gars yi ndànk xam ngeen nag bu mag ci bés bu mag lay dee bésu Pape Demba du yomb mbër yi ñu ngi leen di ñaan CNG nee na bu kenn dem ku dem dinañ la dagg ngeen toog ñu yeggale signature bi parce que DG dafa ñëwoon pour saafonte ak yéen dañ leen fi bàyyi ñu continuer li nga xam ne moom mooy signature de contrat bi bala ñoo jox Baba Ndiaye Vieux Gueye aussi mu gàtt rek papa dégg nga. wax ju gàtt rek laa ciy wax. di gërëm ñi fi teew di gërëm Pape Biteye di ko ñu nag ay mbokkam ak i xaritam ñoo bokk dëkk ca Léona ñu def délégation ñëw fekk sil ko fii nekkal fa Moon Ndiaye Rahma te fu ñu nekk Moon Ndiaye Rahma nekk moom moo fa nekk moom mooy Moon Ndiaye mooy moom waaye moom itam dinañ ko wax ne ay dëkkandoom ay mbokkam ay xaritam bugg nañ ko gis ci Léona Pape Demba yaa ngi ñëw dëgg la Léona yaa ngi ñëw Ñaseen waaye Léona ci seen bopp yóbbante ne maa ngi ñoom a ànd sa waa kër say mbokk say ñoo def délégation ñun ñëpp ñëw ñun nag ñu ngi ci comité boo xam ne ñun ak Moon Ndiaye Rahma la ñu nekkal foofu ma jiite comité électoral bi waaye bëgg nañ dafa gis say dëkkandoo say xarit ñëpp ñu ngi sa ginnaaw ci sa baax boo ñëwee Léona incha allah li ñu bëgg a wax dinañ ko wax du fii di gërëm itam Pape Mbaye moo ñu yëgal lii moo tax ñu ñëw Pape Mbaye mooy jël alalam di ko def ci xale yi di ko def ci mag ñi di ko def fépp Pape Mbaye li mu am Kabatooki la am Léona am ko Kaolack kon Pape Mbaye ñu ngi koy sant di ko gërëm. merci beaucoup Vieux Gueye ñu jox kàddu gi président Baba Ndiaye. asalaamaaleykum sama si bëri tey daa dañ ñëw rek gunge suñu frère suñu candidat directeur de la Senelec mais daje fii tey mooy Kabatooki ak Kaolack yëpp dajaloon nañ fii tey autour du sport loolu nag moom pardon yàgg na si taxaw ma rafet lu baax a baax seen geste ak taxawaayam nuy Adjuma Diouf ak engagement patriotique et citoyen bu mu jël léegi proposer les 12 écrits pour faire élire le président Pape Demba Biteye ñu ngi lay gërëm di sant bu baax a baax c'est nag citoyen parce que xam na ne kii de buñ ko falee dina jàppale sport kii dina taxaw mbër dina taxaw lit waa taxaw leen également lu loolu kon nag saa wax boobu wax bu rafet la nuyu waa CNG nuyu baax doyen Vieux Gueye mi wax léegi rafet la présence de Amadou Diallo bi nga xam ne fépp fu xam ne lu baax ñu ko fay def mu ñëw taxaw laxasaay pour jàpp si candidat yi mi Moon Ndiaye Rahma ak Pape Demba Biteye ñu gërëm ko sant ko di wax daal waa Kaolack ak waa Kabatooki chaque jour Pape Demba mi ngi si liggéey jëm si askan bi léegi la jógee si financement des jeunes et des femmes yoo xam ne leen jàppale encadré leen madame si oote dëkk bi yëpp mais ñëpp dajaloo tey liñ gis fi Kabatooki yaakaar naa ma gëñal ko fi gis yàgg na su ma fàttalikoo le jour où l'épouse de Jean Collin on était des jeunes élèves étudiants a fait un meeting ici avec Madiène Diouf ñi moom si ànd ak le président Abdoulaye Dia laa gis mbooloo mu toll ni ngeen tal fii mooy wan Marème Turpin mooy wane ne tey waa Kaolack kontaan nañu seen xol sedd na ndax seen doom moo jël engagement jël alalam pour que lutte bi gën a màgg mais également mu dimbale ay nit yoo xam ni gën lutte mooy seen passion ñu gëm ko muy sport di métier kon nag ku mel ni moom baax na ndax suñu amul ku mel ni moom lutte kon dana xaw a néew doole te xale yi dañuy entraîner plusieurs années seen mbokk yi yaakaar leen seen waajur yi yaakaar leen seen supporter topp leen kon nag combat dafa war di am ñi mën di bëre di mën di am dara dëkk yóbbu seen kër yi kon yàlla na yàlla barkeel bis bi ñu jublu yàlla def sutura yàlla si ndam en tout cas tout Kaolack se mobiliser Pape Demba Biteye pour accompagner ko si bis bi nga xam ni bisu màgg la. merci président Baba. voilà léegi les lutteurs de Kabatooki Pape Dom ñu ne ngeen ñëw léegi Vieux balaa président wax parce que bu waxee kenn dootul wax dañuy def remise drapeau bi nga jox ko bu ko defee bu wax ñu bàyyi mbëri ñu connaît seen signature de contrat et indi leen ma drapeau bi fii président Vieux Sakho jox ko président Pape Demba Biteye ba le 8 incha allahu rabbi ngeen tàccul ma ko que le meilleur gagne drapeau bi nag du génn Sénégal parce que drapeau Sénégal la ndax président Pape Demba président Macky Sall lay liggéeyal kon ku ko gagné ah. ñun bëri dañ koy ñaan suñ papa la suñ lépp la dañoo am ay xale yu bari yoo xam ne macha allah dañoo topp suñ ginnaaw te moyen bi matul mu jàppale ñu
jëndal ñu billet yomb ko ñëpp dugg stade affaire bi neex ndax événement la bisu Pape Demba bi tey suñ papa warta mën a yomb dañ koy ñaan mu jënd billet yi xale yëpp mën a dugg mën a seetaan lamb. Siteu incha allahu rabbi président bi tey dégg na la te dinañ ci waxtaan te dinañ ci def incha allah ba seen xol sedd ndax moom jeunesse bi rek ko ñor vie ana drapeau bi voilà jox leen ma drapeau bi Gambien ngi noonu Gambien aussi nee na fi mu jógee dafa sori nga may ko ay ticket may ko ay car voilà vie mu ngi noonu di def remise drapeau bi ci kanamu le président Papa Demba Gambien. waaw ñun xanaa dañoo kontaan rek kontaan ci président de la république et am nañ arène nationale kontaan nañ ci ñoom ñun ñu ngi seen ginnaaw nañ ñu gën a jàppale suñu lamb ji la ñu am. merci Gambien nee na lamb ji la ñu am Ndour a ngi nii Cheikh Niang a ngi nii ah incha allah dinañ leen jàppale bu soobee suñu borom. may ñu nuyu président. ñëwal parce que ñun fii am nañ fi ay mbokku Kaolack gii. man samay maam fii la ñu dëkk. ginnaaw lii sawal Jooja Njaay ma bokk géwél yëpp di samay mbokk géwél yëpp ndax man mbërum géwél yi laa. waaw damaa bëgg ne képp kuy géwél may lancer message. képp kuy géwél nag ma jàppale ndax maay sa mbokk. yow man ngay lancer message. waaw kon téyel tegal tasaare ko ci ñëpp. di ñaanal président li muy yóotu yàlla na ko sun borom defal. ni mu doone directeur u Sénélec di taal lamp yi mu leere noonu yàlla na yoonam leere noonu ci barke Seydina Mohamed. loolu mënul ñàkk Ndour. non man moom comme sama papa. comme sa papa wax na amatoo la wax. merci Kouna merci Khoudia Faye merci Baye Niass merci coordonnateur Alassane merci Alhaji Cheikh Diallo ah ma jox mbër kabato gi aca ban tur ngay kañoo Jéemaan ah yow yaay Jéemaan numéro 2 yow Touba laay numéro 2 di ngeen bëri après dégg nga boy musuwaar bi ngay téye affaire bi dama auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw woo sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant samay ñaari waajur vas-y demal rek maa ngi sant waa kabato gi bu baax maa ngi sant waa kabato gi bu baax man Jéemaan di sant sama papa Pa Dem bi tey di sant sama yaay Jaari Saw maa ngi bëgg jouru combat ba waa kabato gi ñen ñëpp ngeen génn da xam ne man ak étumal ndoom ngeen am ñii fii ay mbër pour ngeen jàppale leen ndax wàññi moo gis si benn lay commencé bu leen ñu xeeb barki Cheikh Modou Kara Noreyni ñun ay Baye Fall lañ barki alxuraan képp kuy Baye Fall lañ mën naa la ci bés bi barki alxuraan sa papa nag Pa Demba bi tey ñu ngi leen sant di la gërëm wala azim waa kabato gi préparé leen seen mbër am na combat man ak Papa Ndom am nañ combat préparé leen bu baax a baax. jaajëf merci Aïcha yow ban tur ngay kañoo Tuwal Ndom Papa aca demal asalaamaaleykum waa kabato gi maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar vas-y demal di wax jërëjëfe Baye Niass di gërëm Pape Demba bi tey di la sant vraiment ñun kabato gi rek la ñam ñu ngi sa ginnaaw di la jàppale di la dooleel di wax nag waa kabato gi yéen ñëpp Papa Demba ngeen jàppale ko ñun moom la ñam ñun waa kabato gi ñun ñëpp génn leen ñu jàppale ko yàlla may ko ndam incha allah ci lim jëm maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa kabato gi yëpp di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp merci beaucoup. voilà merci beaucoup Papa Ndom léegi nag ñu jox daal leen koor kaddu gi ah da ngeen photo Aïcha waa xaar bu waxee pare yéen bëri yëpp ngeen photo de famille Siteu waaw. waaw non waxaat du bëri wax dafa am loo xam ne il faut ma wax ko si kanamu ñëpp taxaw ak presse bi di wax waa jàppandal production dama leen remercier bu baax journée bi réussir na rafet na leen ñaanal bonne continuation di leen wax ne avance Baye Mandione mii taxaw nii moom laa soxla di wax Baye Mandione nanga may chance avance Baye Mandione mii laa soxla waa baax na waaw wax ko ba mu génn si non baal ñu daan la ma jël la daan xaar leen waa xaar leen Cheikh Niang signature bi commencé gul léegi mais sa papa rek mu sànni ci ay kàddu Aïcha vas-y waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah yaakaar naa ne tey dañuy sant yàlla rek di gërëm ndaxte lii tey jii nii Pape Mbaye doomu kabato gi lañ lay wax bokkoo fenn fudul kabato gi réalisé bokk na si li nga xam ne moom la suñu kilifa yi xalaatoon lii niroo na ak lu ñu yaakaar ne Kaolack moom la war a doon
Kaolack doit rester le carrefour culturel et sportif du Sénégal ñeen ngi ñëw fii di def làmb pendant ce temps fële Mounirou Ly mu ngi présider finalam lii lañ gis ne mooy lu Kaolack war a nekk parce que ñun jeunesse su Kaolack moo ñu yitteel jeunesse su Kaolack moo tax ñuy jóg moo tax na ngeen jàpp taxaw ñu booloo ñun ñëpp liggéey Kaolack pour l'intérêt des jeunes bu soobee yàlla Amadou Diallo wax na ko Baba répété na ko yéenay suñu préoccupation yéen ak jigéen ñi dinañ leen jàppale dinañ leen accompagner mais surtout dinañ nekk seen ginnaaw ba lii nga xam ne am ngeen ko yéen a ngi si di si góorgóorlu ngeen mun si gis seen bopp parce que lii ngeen di def moo gën leneen li yéen a ngi ñafe si li ngeen bëgg a doon pare si def lu ngeen am pour dimbale seen waajur mais également pour gagner seen vie comme de bons citoyens loolu bu soobee yàlla xam leen ne bu ñu yàlla dimbalee ba ñu am lii ñu soxla ak ñii ngeen gis fii yëpp dinañ taxaw dimbali leen du ñu wax nag ne dinañ leen defaral tout de suite arène nationale mais dinañ fexe ba nga xam ne infrastructure yi nekk fi dinañ mun a organiser régulièrement des tournois pour les jeunes loolu dinañ ko inscrire ci suñu agenda culturel pour nga xam ne régulièrement dinañ def ay tournois ngeen si gis seen bopp ba talent yëpp mun a génn ba mu ñu exporter leen ba nga xam ne di ngeen mun a dëkku ji mbëri Dakar yi bàyyi ma njoon xëj na peut-être teel na mais nañu fexe ba génnee talent yu nekk fii nii yëpp ñu kii parce que Siteu dañ la soxla pour leneen nañ xaar tuuti rek bu soobee yàlla dinañ la génnee ba nga taxaw te loolu laa wax ne na ngeen ko noté xam leen ne lutteurs yi bu soobee yàlla incha allah man ak Moon Ndiaye Rahma bu ñu yàlla dimbalee ba ñu taxaw Kaolack dootul manquer des tournois pour les jeunes lutteurs on va organiser ça régulièrement pour vous ngeen di compétir di gagner en attendant ñu mën a am ay champion yoo xam ne comme Mohamed Ndao Tyson nu mu ko nekkee woon ñu taxaw leen loolu dinañ ko def bu soobee yàlla en tout cas maa ngi gërëm bu baax di sant Pape Mbaye di sant jàppandal production di ñaan yàlla na ñu yàlla yeggali si bés bi ak jàmm ba succès bii ñu fi gis tey ñu am ko di lancer un appel également supporters yi di leen wax ne lii làmb rek la soxlawuñ violence lii làmb rek la dañ ko def pour foo dañ ko def pour kaf pour ree et pour ngeen mun ñu encourager ñu def ko defaat ko da ngeen koy def sport Sénégal yëpp dinañu seetaan ñu def ko ba xam ne Kaolack waa dafa civilisé Kaolack waa dafa am yar mais surtout Kaolack waa dafa fair play que le meilleur gagne waaye